salaamaaleykum wa rahmatullah mbokki tànk Ngor Wakaam Yoff ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen wax ni dañu am mbégte tey daje ngir li nga xamante ne moom lañ sumboon ba léegi muy li ñu yëkkati mooy ñu laaj àq ak yelleefu suñuy communauté ñu jiitaloon ñu nag boobu ba léegi ñu nekkoon ci liggéey bi boobu ba léegi jamono yi ñu passé yépp nag dégguñu ñu ndax dafa am loo xamante ne ay xew-xew yom ci dëkk bi dafa am plan d'action boo xam ne dañ ko tegoon ñetti dëkk yi ñoom ñoo ko Niger bëgg ko defandoo bi ñu jógee ba jàpp ay bés ci la ndogal tàbbi fële sa Tivaouane ba fukki tuut tànk yi ak benn ñàkk seen bakken ñuy profiter di massawu di jàll aussi seeni njaboot comme dañoo joxe woon 3 jours de deuil national première journée bi ñu jàppoon ñu bàyyi ko beneen deuxième journée bi nga xamante ne moom la ñu waroon def mi ngi waroon nekk tey dimanche 5 ñetti dëkk yépp dañu waroon def sitting ku nekk ci sa dëkk bu ñu waxee autorités yi ñoom ñu jàpp ne dañu bëggoon ne ñun ñu def sitting bi ci benn dëkk te ñun waajaluñu woon loolu li ñu waajaloon mooy ñetti dëkk yépp yëngatundoo defandoo seen sitting ni nga xamante ne noonu lañu ko defoon ci plan d'action bi gannaaw ba nag loolu ñoom day xaw a compliqué ci ñoom pour ñu mën ñu assurer sécurité ñu nangul leen loolu ba tey moo tax ñu daje fii tey di waajal nag bés bu mag bu ñu jëm mooy le 10 juin incha allah le 10 juin ñetti dëkk yépp ñooy jogandoo organiser ndoo marche comme ça ñu xam ne li nga xamante ne moom la ñuy laaj muy sunu àq ak sunu yelleef duñ ko laaj démbaax barki démb tey lañ ci gën a mën a laaj te niñ ci takkoo woon démbaax barki démb tey lañ ci gën a am pasteef te yaakaar ne incha allah population yi neen ànd ak ñun waajal bu baax la journée du 10. asalaamaaleykum waa Ngor asalaamaaleykum waa Wakaam asalaamaaleykum waa Yoff asalaamaaleykum waa tànk tey nag dañu ñëw ñun waa collectif Ngor Wakaam Yoff di ñëw di feddali suñu taxawaay par rapport ak li ñu xamee muy wàllu suufu aéroport bi suñu mbokk wax ko léegi Camara Diène fàttali li ñu dëgmal muy benn manifestation lu ñuy wax marche pour le 10 ñu war ko def ci ñetti dëkk yi Ngor day organiser benn Wakaam organiser benn Yoff organiser benn le même jour à la même heure mu war a commencer 16h jeex 19h bu ci nekk am na itinéraire waa Wakaam am na fu ñuy commencer am fu ñuy teere waa Yoff am fu ñuy commencer am fu ñuy teere waa Ngor aussi am fu ñuy commencer am fu ñuy teere loolu nag buñ ko defee dafa am lu ko waral li ko waral dinañ ñëw fàttali leen ko mais li ci jiitu nit ñi war ko xam mooy ne ñun collectif yi boobu ba léegi ci penc mi la ñuy waxee dugguñu ci ay néeg di wax dañuy taxaw ci place publique yi di wax ñu di ñu dégg te li ñuy def aussi dañ koy def en toute responsabilité li tax ñu koy def li tax ñuy wax loolu dafa baax ñu koy fàttali mbokk yi parce que dana bare ay coow yuy jub te nit ñi duñ comprendre bi ci jiitu mooy coowal xale yi ñu jàpp boobu ba léegi mu ngi fi te boobu ba léegi waxuñu ci li tax waxuñu ci aussi ay responsabilité moo tax waxuñu ci ba pare am nuñ ci taxawee di ci dox guddi ak bëccëg di séq ko nag ak ay kilifa yoo xamante ne dañ wax ak ñoom suñu kàddu nekk ci ñoom nit nag doo ko jox sa kàddu ba pare di am neneen nooy doxale soo ko defee rek da nga def ay erreur donc wàllu xale yi loolu bokk na ci li tax tey ñu jóg ne il faut que ñu yëglu communiquer ci c'est notre droit le plus absolu yoon moo ñu ko may ci façon yii dëgmaloon nañ benn point de presse ñu ñaan ñu bàyyi ñu dëgmaloon benn sitting kilifa yi ñaan ñu bàyyi marche bi nag moom moo ñu desee pour ñu exprimer wu
lan lañ fay wax ñaari point yi lañ fay wax nan la ñuy def ba ñu dégg ñu ndax suñu doom yi ñu jàpp beneen bi mooy wàllu suufu aéroport bi ñun ñëpp xam nañ ne la fay am neexul benn lébu bu nekk dëkk Ngor Wakaam Yoff la fa xew neexu la donc demuñu si yoon bu ñu doon dem si yoon tey ñun collectif yi duñ fi toog parce que laajeewuñu ko noonu dañ ko laaj pour ay extension suñu ñetti dëkk yi te loolu def naa amul lu ko gën a jub amul lu ko gën a yeenu maanaa beneen bi mooy ñu ngi koy laaj aussi parce que tout simplement ñëpp xam nañ ne ni ñu koy anam bi ñu koy laaje nii am na la boo xamante ne war na mën a am répondant te état bi moo war a répondre si loolu moom la ñu adressé suñu kàddu gi yéen nag waa Ngor ak waa Wakaam ak waa Yoff li tax ñu andil leen wax bii tey dañu bëgg bés boobu ñu dëgmal ngeen génn si bu baax a baax am si taxawaay bu am solo mais bu responsable xeexuñu xuloowuñu mais dañuy exprimer wu te loolu bokk na si façon yi nga xamante ne moom lañ mën a exprimer wu leer na aussi li ñuy exprimer wu lan la li ñuy wax bés boobu li tax ñu génn wax nañ leen ko wàllu xale yi ak wàllu suufu aéroport def naa loolu mooy woon message bi ñu amoon tey pour jàllale ko di leen jaajëfal yéen ñëpp. auzu billahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala rasulillah seydina muhammad sallallahu taala wa alihi wa sahbihi wa sallama taslim suñu musloo si shaytaane yi julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi janoo ak Sénégal d'abord janoo ak Dakar janoo ak ñetti village yi nga xamante ne ñi moom la ñuy wax tànk muy Wakam Ngor Yoff ata ngi nii parce que le 20 juin lañ defoon suñu conférence de presse wala point de presse fële si Yoff Océan lancer une alerte si foncier aéroport bi nga xamante ne bii nguuru Sénégal tañ bokk si nag mu ngi siy def lu ko neex depuis boobu tànk muy Wakam Ngor Yoff kilifa yépp di addu si loolu ñuy fàttali ne en 2015 ndaje bu mag amoon na Ngor ñu def mémorandum bu ñu jox président de la République Macky Sall fële si Kaaba gi nga xam ne mu nekk symbole bu rëy a rëy ñu jógee foofu bépp lettre bu ñu war a bind nguur gi bind nañ ko bépp taxawaay bu républicain bu citoyen def nañ ko bi si mujjee mooy bind nañ préfet lu yàggul nekk bëgg nañ yëglu réew mi ñëpp xam nañ ne soxlawul fitna donc ñu dem sur le plan légal moom sous-préfet des Almadies mu ne ñu ñëw ngeen toppa yoon dama bëgg ngeen toppa yoon ba mu jeex ma accompagner leen yóbbu leen ci Macky Sall loolu la ñu wax ci bureau parce que suñu première doléance mooy dañu bëgg a toog ak président réew mi Macky Sall loolu je veux que l'opinion publique moo xam ko ñun ñiy toog di wax duñu ay xale on le précise parce que soo demee ba lax juróom fukki at je pense que doo xale beneen bi dañ bëgg ñépp xam ne joguñu waxal suñ bopp ñetti dëkk la ñuy waxal bind nañ lettre boo xamante ne bi wax nañ ñii di représenter ñetti dëkk yi muy imam yi muy les frères muy ñetti président collectif yi muy suñu sanga bu tëdd bi porte-parole des Layènes lii tax ñu jël ko parce que ñëpp xam nañ ne tànk bu ñu ko waxee bu ñu waxee diine il faut ñu tudd alors Seydina Limaamu Laay al Muntazar beneen bi moom porte-parole bi moo yëkk woon mémorandum bi jox ko Macky Sall ci Kaaba gi mu doon suñu kilifa ñu tëjee ko suñu lettre wax ak autorités yi ne leen bés boo leen ñuy recevoir ñii doy nañ ñu pour ñu taxawal ñu bés boo leen ñuy recevoir nag réception boobu te autorités yi mooy Macky Sall yemul si ñooñu nekk si lettre bi dañ wax Macky Sall président de la République que nous respectons parce que mooy njiitu réew mi ne ko accordeel ñu une audience parce que booy laaj audience collectif bi moo laaj audience wala benn nit ci collectif bi peut-être mu laaj audience pour collectif bi mais bu ñu accordelee audience boobu suñuy kilifa yépp yi nekk ci tànk la ñuy àndal moo xam jaraaf yi
moo xam bépp ndombu tànk bu bëgg a àndandoo ak ñun. président de la république nag audience boobu jafew ko parce que mu ngi oote politiquement ci biir palais bi di fa recevoir ku ko neex donc mën nañu recevoir salle des banquets comme ni mu doon recevoir la collectivité lébu du Cap-Vert. audience boobu nag dañ jàpp ne comme moom moo yor sañ-sañ ak ndogal c'est la clé de voûte des institutions te affaire u aéroport bi moom rek moo ci am ndogal ñu ne ñun moom la ñuy toggal et nous avons été conformes ak suñu taxawaay depuis le début en disant que Macky Sall rek mooy suñu interlocuteur parce que mënuñu dem ci keneen. alors teg nañu ci yoon toppa nañ yoon parce que nee na am na ñu waxal wax nañoo ñii nga xamante ni ñi foofu la ñu jaarale muy gendarmerie wax nañoo moom wax nañoo sous-préfet des Almadies préfet gouverneur ministre de l'intérieur ministre de l'économie et des finances wax nañoo Mame Boye Diao domaine bi nga xamante ne bi mu ngi topp télé yi mais di ñu teg naqaru xol parce que li muy défendre comme discours teguwul ci yoon. aéroport bi musuñu ko jaay te mënul prouver ne alors nit jaay na foofu ci aéroport bi ci lébu yi c'est un bien communautaire. nous avons et nous portons une revendication communautaire léegi nag tubaab dafa wax ne bu fekkente ne da nga topp yoon ba yoon joxu la sa àq ak sa yelleef mais dafay laaj nga génn ci mbedd bi xeex sa àq ak sa yelleef taxawaguñu nag pour xeex encore ñu koy wax mais li ñu bëgg mooy une démarche intelligente et responsable parce que gouverneur recevoir na ay autorités de tànk ay négociations nee nañ mu ngi am mais nag kenn du ñu endormir dañu bëgg le 10 juin incha allahu rabbi képp koo xamante ne kii mooy doomu Wakaam Ngor Yoff bu kenn manqué na ñépp génn ñu taxaw comme ni ko Mamadou Ndiaye waxee taxawaay boo xamante ne taxawaay bu citoyen la yor suñuy pancarte ñaxtu pour que bu fekkente ne kilifa réew mi dégguñu muy Macky Sall mais mu gis ne ñetti dëkk yi génn nañ oote boobu dëkk ñu ngi siy oo bépp lébu du Cap-Vert waaw parce que buñ ne tànk was woo xamante ne bii alors si la Cap-Vert toog was wu yenu Cap-Vert la donc bépp lébu du Cap-Vert ñu ngi koy oo si waxtaan bi ñu bëgg a def mobilisation bi ñu bëgg a def dimanche astafirullah ajjuma le 10 juin ñuy yëgal l'opinion publique aussi waa dëkk yi ak ñépp que ne waxtaan nañ ak suñuy jaraafi dëkk jaraafi ñetti dëkk yi waxtaan nañoo ñoom alors bépp autorité tànk daal li ñuy def rafetlu na ko alors donc ñu ngi sant di gërëm ñépp di jéggalu ci kàddu gi bu amee lu ci jàdd merci. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di nuyu suñuy xalifa di ci jiital Muhammadul Muxtaar ibnu Seydina Mandione di ci teg ak Cheikh Muntaha Mbacké di ci teg suñu waajur ci Tiwaawan di Seydi Aboubacar Sy Mansour di sant askanu tànk bépp muy Ngor Yoff Wakaam di wax na rekk li ñu waroon a wax lépp suñu naataangoo yi nga xamante ne ñoom lañu jëmmal ci collectif yi nga xamante ne ñoo taxawu ñetti dëkk yi ñuy wax tànk wax nañu ko xanaa kay di wax rekk ne liggéey bi tàmbali woon nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim yàlla dimbali ñu teg ko ci yoon teg ko ci dëgg boobu ba léegi ba toll fii ñu toll li ci des nag mooy rekk gën a taxawaat gën a jàppaat gën a boolewaat suñu yitte gën a boolewaat suñu dogu ngir lii nga xamante ne moom la ñu war a def ñu daldi koy def di wax ne
li amoon solo li ci ëppoon solo lépp mooy tey jii ñëpp xamoon nañu ne ci ñetti dëkk yi dafa waroon am ay sitting population dëkk yi préparé woon nañ ko ñoom ñëpp ñu ngi taxawoon doon ñu déglu yàlla dogal préfet wooñu wax ñu ne sitting yooyu ñi nga xamante ne ñoo ci war a ànd ak ñun di takk der yi dañu xaw a néew ñaan ñu may ko ne ko dinañ bàyyi loolu moo tax suñu jotaayu tey bi ñu génn pour xamal leen ne fa ñu newoon ñu nga fa ba tey te askan wi ñu ngi ñuy déglu yónni ñu yàkkamti ñu te fi ñu toll la ñu war moom lañu fas yéene def muy le 10 bi nga xamante ne moom la ñuy jublu muy Yoff Ngor Wakaam kenn ku ci nekk dina def marche boo xamante ne marche pacifique lay doon ngir waxtaan ak boroom njiitu réew mi xamal ko li nga xamante ne mooy suñu bëgg-bëgg xamal ko ne ko moom son excellence monsieur le président de la république sa njaboot a ngi nii ñàkk fu ñu dëkk sa njaboot a ngi nii nekk ci ay tolof-tolof sa njaboot a ngi nii nekk ci ay njàqare sa njaboot a ngi nii nekk ci lëndëm goo xamante ne xamaguñu kañ la bët di so te nag ñu lay fàttali ne kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi yaa taxawoon waat ne bu ñu la joxee réew mi di nga jàppale bépp sénégalais tey jii nii sa njaboot googu yëg nañu ak wéet yëg nañu ak tumuranke te ñu ngi lay wax ne bis dina ñëw mu yàgg mu yeex di nga taxaw suñu kanamu boroom te dina la laaj njaboot googu naka nga leen yilife woon bu ko defee kon ñu ngi woo population ñetti dëkk yépp le 10 bii nañu farlu génn def marche pacifique wax ak njiitu réew mi defe naa loolu lañu amoon ci lu ñuy wax di gërëm di sant suñu wayjur wacca Njaseen ci taxawaay bu rafet bi nga xamante ne sagal na ko lislaam bi yépp sagal na ko diine ji yépp ñu ci tiitaru vraiment di ci sagu ñu mu honoré képp kuy jullit ñu ngi koy gërëm di ko sant te di ñaan yàlla lu mel noonu yàlla bu mu fiy gëj te nag damay wax ne jàngat la ci son excellence monsieur le président de la république ngir mu xam ne loolu suñu waajur wii def moom it war na def noonu ci digganteem ak askanu Lébu war na def loolu ci digganteek askanu tànk bépp muy Ngor Yoff Wakaam asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadan wa sallim. asalaamualeykum mbokku Sénégal maa ngi nuyu Sénégal yëpp di ko teg ci loxo président Macky Sall di nuyu Ndakaaru Njaay yëpp di nuyu collectifu Ngor Wakaam Yoff bu tànk di ko teg ci loxo président wu tànk maa nga doon naay sal ma recommencé waaw amul alhamdulilahi rabbi alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadan wa sallim. asalaamualeykum mbokki Sénégal yëpp maa ngi leen nuyu di ko teg ci loxo président Macky Sall du nuyu Ndakaaru Njaay yëpp ndax boo nee Ndakaaru wax nga Lébu yi du nuyu Cap Vert sax laay wax di nuyu Cap Vert du nuyu suñu mbokk Yoff Ngor ak Wakaam bi nga xam ne mooy collectifu tànk bi yore terrain aéroport yi dañuy wax ci terrain aéroport yi suñu càmmañ yii nag bàyyi ñu des ginnaaw ñun jigéen ñi ndax saa yu nu wootee woo nañ jigéen ñi boobu ba léegi ñu ngi dem ak ñoom li xew ci aéroport bi yépp dara umpuñu ci bu góor jógee nag pour xeex terrain aéroport ñun jigéen ñi ñoo ci war a jiitu ci li ma foog parce que jigéen ñi ñoo nekk ci biir kër yi ñoo xam xataayu kër yi ñoo xam li xale yu ndaw yi di dundee ci biir kër yi kon nag ñun bu suñuy càmmañ wootee dañuy topp seen ginnaaw duma wax sax topp seen ginnaaw dañuy jiitu ñoom ñu topp seenu ginnaaw
li ñu woote nii nag Ngor Wakaam Yoff lañ ko woote ma bëgg nag jigéenu Ngor jigéenu Wakaam jigéenu Yoff ñun ñëpp ñu génn ñëw jàppale suñu càmmañ yi ndax li ñuy dox ñun suñu wàll wëy na suñuy papa seen wàll wëy na waaye suñuy doom ak suñuy sët ñoom la ñuy xeexal Macky Sall nag ñun ñëwuñu pour tàllal ko loxo di ko ñaanuñu ko li ñu moom nii dañu ne moom nañu may ñu toog ak moom wax ak moom pour mu jox ñu ñun li ñu moom ñun ñaanuñu ko nañu jox li nga xam ne moom la ñu moom ñun li ñu moom rek la ñu laaj ci terrain aéroport yi journée bi nag le 10 la àjjuma le 10 ni jigéen ñëpp génn fii Ngor moom dinañ def mobilisation ndax dinaa woo crieur bi dina ko def Ngor li dalee xëti xel yi jongaraan ba ginnaaw école yëpp dinañu woo jigéenu Ngor yëpp ñu ñëw représenté li nga xamante ne moom la ñuy laaj suñuy suufu terrain yi ci aéroport bi suuf yi Ngor Wakaam Yoff moom nañ ñu ko jox ndax ñun ñaanuñu dañuy réclamer li ñu moom dañu wuyu pour mën ñoo jox li ñu moom bu ma dugg maa ngi koy wax xale yi nit ñi dañu yaakaar dañu leen fàttewuñu leen pourtant ñu ngi siy dox de ñoo ngi dox bu wér c'est que nag état moo mel noonu moo naqaree xeexal ñun nag amaana dañu tooñ mais Macky Sall tam ñu ngi koy ñaan mu jéggale parce que waa Tivaouane bi sax dégg naa bay passé bi waa tànk demee tànk mooy bii nag tànk boobu bi doon wax ak xalifa bu Tivaouane mooy ñii nii ñooñu noonu dem nañ fa ñaan nañ ko te moom déggal sëñ bi wax na ak moom kon nag moom nañu wuyu